asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yu Zik TV seen télévision Jegeñaale ñu leen dalal ak jàmm seen émission SOS santé SOS santé nag am mbégte ak bànneex di dalal kii di docteur Adama Koundoul doon psychiatre fii ci hôpital Kenya docteur Adama Koundoul SOS santé am mbégte ak bànneex di la dalal ak jàmm suñu émission. ñu ngi leen di sant ñeen tamit di leen gërëm di kontaan lool ci invitation bi nga xam ne defal ngeen ñu ko. docteur Adama Koundoul bëggoon nañoo xam lan mooy psychiatre bëgg nga présenter yow sa métier mooy lan. alors man dañ may wax ne psychiatre mooy lan mooy docteur la yu nga xam ne seen liggéey mi ngi jëm ci wàllu toppatoo ci wér-gu-yaramu nit ñi ci seen wàllu xel parce que dañu wax ne nit ku nekk xel nga ak yaram bi ni muy feebaree noonu la xelu doomu aadama aussi ti mën a feebaree donc dafay baax mu am ay docteurs yi nga xam ne dinañ mën a taxawu nit ñi jamono yi nga xamee ne am nañu feebaru xel wala jamono yu nga xamee ne même bu ñu yeggul ci feebaru xel am nañ ay jafe-jafe yi nga xam ne dina tax ba ni ñu waroon a nekkee ci àdduna bi dootuñu ko mën a nekkee dootuñu mën a yëngatu ci seen wàllu liggéey dootuñu mën a yëngatu ci seen wàllu nekkin dootuñu mën a yëngatu ci seen wàllu relation ak nit ñi donc médecin yooyu dañ fi nekk pour taxawu nit ñi pour jàppale leen pour gunge leen ba nit ñi delluwaat ci seen sago mën a delluwaat ci seen yëngatu comme ni nga xam ne moom lañ koy defee bés bu nekk. gis naa ni seen liggéey bi métti na am na ay jafe-jafe yu bari léegi man damaa bëggoon a xam lan mooy cause loolu lan mooy indi ba nit ñi am genre problème boobu. alors li mën a indi feebar yi jëm ci wàllu xel bari na du benn mbir rek moo koy indi te li ëpp ci feebaru xel yi mënuñu joxoñ benn cause mënuñu wax ne lii moo tax nit ki feebar mais dafa am lu ñuy wax ay facteurs étiologiques c'est-à-dire ay facteurs yu bari yu nga xam ne bu nit ki jànkuwanteeg ak genre facteurs yooyu mën na feeñal feebar yu jëm ci feebaru xel am na ñi nga xam ne sax duñu jot a yegg ci feebar waaye dañuy yegg ci li ñuy wax état de souffrance psychologique ñooñu feebaraguñ mais ñooñu ñëpp nag dañuy soxla ku leen taxaw bokk na ci facteurs yooyu li ñuy wax des facteurs génétiques am na ay nit ñu nga xam ne dañoo soqeeku ci famille yu nga xam ne feebar yooyu dañ fa bari donc li ñuy wax des maladies familiales donc am na li ñuy wax des facteurs biologiques yenn genre facteurs la yi nga xam ne ci nit yaramu doomu aadama bi ni muy doxee am na yenn façon problème bu ko yaram boobu amee mën na indi feebar yu mel noonu am na li ñuy wax des facteurs environnementaux ay facteurs yi nga xam ne mi ngi jëm ci béréb bi nga xam ne foofu la nit ki nekkee di dund jafe-jafe yi nga xam ne nit ki mën na ko jànkuwanteeg ci béréb yooyu li ñuy wax les événements de vie particuliers masalam tey nit ki nga xam ne dafa am mbokkam bu génn àdduna loolu mën na ko impacter nit ku nga xam ne dafa am fu mu doon dem ñu agressé ko loolu mën na ko impacter nit ku nga xam ne dañu jafe-jafe bu mënti doon rek bu nga xam ne nit ki mën na ko am ci wàllu àdduna comme tey jamono bi nga xam ne dañu nekk ci béréb bu nga xam ne dafa am conflit boobu aussi day am ay jeexital yi muy indi ci nit ñi bokk na ci facteurs yi li ñuy wax ay yenn substances yi nga xam ne nit ñi mën nañu ko di jëfandikoo comme li ñuy wax les substances psychoactives lu jëm ci wàllu drogue lu jëm ci wàllu alcool lu jëm ci wàllu yeneen type de substance yooyu yëpp nag facteurs yooyu yëpp benn bu ci nekk mën na yee feebaru xel ci doomu aadama bi waaye nag waxtu wu feebaru xel yeewoo ci doomu aadama mënuñu taxaw joxoñ benn facteur ne lii rek moo ko waral mais dañuy seet mbooleem facteurs yooyu yëpp bu ñu bokkee daje ci nit ki rek dafay fragiliser nit ki daf koy woyofal ba tax feebar bi mën a judd ci moom ma fàttali rek ne feebaru xel jombut kenn nit ku nekk mën na kaa def jamono bu mu mënti doon am na kenn ci ñi nga xam ne doon na ma jàngal doon nañu wax nañu la maladie nul n'est immunisé contre la maladie mentale c'est-à-dire que amul kenn ku ci mën a mucc tant que yaa ngi ak sa bakkan bi feebaru xel mën na laa dab ci jamono bi nga juddoo wala ci jamono bi nga xamee ne dem nga ba nekk màgget feebaru xel mën na laa dab il suffit juste tey ñu mettre la ci dans des conditions de vie difficiles pour que nit ki mën a développer lu jëm ci wàllu feebaru xel boobu nag boo amee am na béréb yi nga xam ne ak ay nit ñi nga xam ne mën nañu taxawu nit ñi mën nañ leen taxawu ba mën leen faj béréb yooyu centre bi bokk na ci.
docteur gis naa ni yéen seen liggéey bi jafe na lool surtout facteur environnemental bi nga ma wax gis naa ni comme nuñ koy wax olof Njaay ni mu koy waxee dund bu sotteegul lu ne xaj na ci donc bëggoon naa xam yéen ci facteur environnemental boobu parce que ku ne daal mën na koo dal à tout moment comme li nga lim mooy accident wala nga am dara loo xamante ne moo la affecté ba loolu dal la est-ce que yéen personnel bi am ngeen ko bu mën a jàppale ñooñu ñëpp. waaw personnel bi mi ngi fi mooy ñi ngi fi mais liñ doon xaar ci personnel ak ci ay moyens amuñu ko masalam tey dañuy wax ne peut-être doyut bu fekkoon tey ñun ñooy tànn dinañ tànn ñu yokkal ñu ci wàllu ressources humaines dinañ tànn ñu yokkal ñu ci wàllu ressources financières dinañ tànn ñu yokkal ñu ci wàllu plateau technique ak leneen mais nag ñi ngi sant yàlla bi nga xamee ne li fi nekk ci ay ressources donte néew na mi ngi permettre centre bi mi ngi fonctionner ba tey bokk na ci centre yi nga xam ne ñu am nañu tur ci biir Sénégal yemul rek ci Casamance lii koy wane mooy centre bi toll na tey fi nga xam ne bépp population bu dëkk Casamance rek mi ngi fréquenter centre bi ñi ngi recevoir ay malades yu jógee région de Kolda ba Vélingara ñi ngi recevoir ay malades yu jógee région de Sédhiou Bounkiling Goudomp ba ci biir Sédhiou ñi ngi recevoir aussi ay malades yu jógee ci biir région de Ziguinchor waaye yemut foofu ay malades yu jógee ci réew yi ñu wër ñi ngi leen di recevoir lu mel ni Gambie lu mel ni Guinée-Bissau ba ci Guinée-Conakry dañuy recevoir ay malades tey bu ñu xoolee suñu statistiques yi toll nañ fu nga xamee ne at bu nekk bu la neexee nga ne 1/5 des consultants c'est-à-dire ñi nga xam ne ñi ngi ñëw pour faju si fii 1/5 bi bu la neexee nga ne ay étrangers lañ c'est-à-dire ñun ñi nga xam ne dëkkuñu biir Sénégal jógee ci Gambie Guinée-Bissau wala feneen donc loolu moo lay war ne centre bi am na tur bon am na tur boobu mu am nag tax na affluence bi bari ñii ñëw di faju si fii bari ba dem na ba nga xam ne dafay jéggi dayoo tey fu mu toll nii lu jëm ci wàllu hospitalisation munoo toog bés bu nga xam ne te am place bu libre boo amee malade bu nekk en état d'urgence bu nekk en état de crise boo dikkee rarement ngay am chance ñëw fekk am place bu libre bu ñu ko mën a hospitaliser ni ñuy mujj def dañuy mujj gérer urgence bi ba pare jox la rendez-vous fii ak benn fan ñaari fan wala ñetti fan pour mën a wutal la place pour mën a dugal sa malade bon nag soxla nañ personnel bi lu tax ma ne soxla nañ personnel boo jëlee centre bi tey lu jëm ci spécialiste yi ñun ñaar ñoo fi nekkoon man ak benn psychiatre malheureusement yàggut psychiatre boobu jël nañ ko mobiliser ko pour mu dem région de Sédhiou donc tey bu la neexee nga ne man rek maa fi nekk psychiatre mooy médecin bi nga xam ne mooy toppatoo loolu personnel infirmier bi ñi ngi fi waaye doyut am na personnel bi nga xam ne soxla woon nañ ko ci centre bi te amuñu ko fi loolu la ñuy wax un psychologue clinicien amuñu psychologue clinicien ci centre bi donc personnel yooyu dañ leen soxla parce que kenn ku nekk ci biir centre bi am na rôle bu mu ciy joué te rôle am lu am importance la ci peggu psychiatre bi nga xam ne mooy coordonné lépp lu jëm ci wàllu faj bi boo jëlee ci wàllu ressources financières yi ba tey des na naam état bi mi ngi ñuy dimbale parce que mi ngi joxe benn budget c'est une structure de l'état donc structure publique la état bi am na lu ko ci war chaque année dina joxe budget bi état bi joxe du budget boobu moo mën a fonctionner loo centre bi at bi yëpp donc on est obligé d'aller rechercher d'autres ressources pour mën a fonctionner loo centre bi à part budget de l'état benn ressource rek la ñu am mooy ce qu'on appelle les fonds propres de l'hôpital fonds propres de l'hôpital yi fu muy jógee mi ngi jógee ci participation population bi mooy bépp service bi nga xam ne centre bi mi ngi koy jox population bi dina am lu ko ci war masalam tey bu ñu ñëwee consulter am na looy joxe bu ñu hospitaliser sa malade am na looy joxe boo fi waree def rajo am na looy joxe boo fi waree def analyse am na looy joxe loolu ñuy dajale foofu moo ñuy permettre ak lii état bi joxe pour ñu mën a fonctionner am na ñeneen ñi waroon joxe te joxewuñ mu mel ni ce qu'on appelle les collectivités territoriales mairie bi wala conseil départemental bi ñoom ci seen budget am na lu ñuy wax benn rubrique bi nga xam ne dañ ko war a jox waa santé loolu ñun mësuñ ci recevoir dara te war nañ ci jàpp du benn du ñaar dox naa dem ci wàllu mairie bi dox naa dem ci wàllu ancien conseil régional bi pour di sàkk lu mel noonu mais toujours dañu daan wax nañu
ñoom li leen jaaxal ci mbiru centre bi mooy problème statut centre bi c'est vrai que centre bi am na problème statut mais centre baa ngi Ziguinchor mi ngi ci commune Ziguinchor bon war na autorités locales yi nga xam ne ñi ngi ci biir Ziguinchor ñu jàpp ci taxawuñu ci wàllu boobu parce que soxla nañ ko tey bu fekkee ne centre baa ngi fonctionné li ñu ciy am ñi ciy njëkk a bénéficier mooy d'abord ñi dëkk Ziguinchor commune ensuite Ziguinchor département Ziguinchor région balaa ñuy wax waa Casamance balaa ñuy wax ñu jóge wut Casamance donc ñoom am nañ ci wàll ñi ngi leen di invité ñoom tamit ci wàllu woowu vraiment que ñu ñëw taxawu centre bi jàppale ñu yoon bi ngeen dikkee gis ngeen ne yoon bi baaxul loolu yàgg nañ ko jooytu te bokk na ci doléance yi ak yeneen yi nga xam ne du tey du taxut ñu def émission bi baax na jërëjëf. mbokku téléspectateurs yi dégg ngeen lu docteur bi wax que am nañu ay problème yu jafe-jafe yu bëri yu ñu am fii ci biir hôpital bi problème logement ci problème lal ak tamit yoon bi bu ñu ñëw sonn nañ lool xam naa ne nag ci kanam ñu entamé deuxième partie bi ñu gën a xuus ci waxtaan bi. mbokku téléspectateurs yi ma fàttali leen ba tey ñu ngi nii ci SOS santé ñu ngi nii entamé suñu deuxième partie bi docteur sànq dégg naa la nga ni des fois da ngeen di am problème ay lal pour mën a kii seen patients yi léegi bëggoon naa xam ban moment ngeen di def seen choix ne kii ngeen di hospitaliser kee day xaar ba lendemain bi wala surlendemain bi mu ñëw. alors li nga war a xam déjà mooy malade yi dinañ ñu dikkee ci ñetti façon am na ñu nga xam ne dañuy toog ñu yëg changement ci seen bopp wala soppeeku ci seen bopp wala jaaxle ci seen bopp fekk am nañu information que ne bu ñu dikkee ci béréb yu mel nii ci docteurs yi nga xam ne dañu spécialisé wu ci lii comme ni ñuy wax les psychiatres ñuy spécialisé santé mentale l'hygiène et la santé mentale des populations mën nañ leen dimbale ñu sol seen dàll ñëwal seen bopp façon nit ñi dinañ dikkee façon boobu ñii du ñu ñëwal seen bopp duñ leen gunge waaye dañ leen di indi mooy ñi nga xam ne feebar dab na leen soppeeku dab na leen ñoom ci seen bopp yëguñ ne ña ngay commencé soppeeku am na lu leen dal waaye ñañ dëkk ak ña nga xam ne ñooy seen jegeñaale ce qu'on appelle l'entourage te su ma waxee entourage bi mooy famille bi mooy collègues yi mooy voisins yi mooy ñëpp ñu nga xam ne daal ak xarit yi nga toog gis ne sa mbokk bi am na commencé na am problème ñoom ñu décider jël seen mbokk moomu indi ko donc nit ñi dinañu dikkee ci deuxième condition boobu. troisième condition bi ñuy dikkee mooy ñi nga xam ne dañoo jaar ci beneen structure sanitaire jaar nañ ci beneen béréb pour dem faju ji parce que am na lu ñu yëg bi ñu demee foofu docteur yi leen gis wala infirmier yi leen gis wala tradipraticien bi nga xam ne moo ko gis mooy guérisseur bi parce que des fois dina am ñi nga xam ne ay guérisseur ay tradipraticien ñoo leen fi yabal bi leen gis ñoom jàpp nañ ne ñii feebar bi ñu am fii lañ leen di fajee ñu yabal leen fi jox leen ay référence ay kayit ne leen dem leen hôpital Kenya ci loo boobu aussi tamit am na ñi nga xam ne nag ñoom autorités yi ñoo leen fay indi mooy kilifa yi ñoo leen fay indi bu ma waxee kilifa yi kenn la mooy préfet yi ñoom ñoo am droit xool nit ki nga xam ne feebar na nekk na danger pour boppam wala mu nekk danger pour population bi wala mu nekk nit ku nga xam ne dafa feebar te bañ a faju ba famille am lu mu ragal ci moom wala mu nekk nit ku nga xam ne dafa feebar nekk ci mbedd mi di taxawaalu mooy les malades errants ba pare indi jafe-jafe ci nekkinu population bi loolu préfet bi mën naa jël décision woo li ñuy wax les forces de sécurité police wala gendarmerie boole leen ak sapeur-pompier jël leen indi leen donc ci façon yooyu la ñuy nit ñi dikkale alors bu ñu fi yegsee nag am na benn équipe bu nga xam ne ñoo leen di gàttandu un service d'accueil bu nga xam ne mooy gérer les urgences bu ñu dikkee foofu la ñuy jaar foofu am na ay infirmiers yi nga xam ne ñoo fa nekk c'est des infirmiers spécialisés xam nañ bu baax seen liggéey mën nañ ko te dañ koy def ci xol bu sedd dinañ toog déglu ki feebar déglu ñi nga xam ne ñoo ko indi ba pare doo ko def le point
su ñu defee le point dinañ xam ne kii bu dee fii la war a fajoo ñu doog ko orienté mu dem ci médecin yi su fekkee warul fajoo fii beneen hôpital la war a fajoo ñu def lu ñuy wax la réorientation ñu réorienté ko envoyé ko ci yeneen médecin alors bu yegsee ci médecin yi nag médecin yi dinañ ko consulter dina leen permettre ñu xam lan mooy feebaram ginnaaw bu ñu xamee lan mooy feebaram ñu xam ban degré la feebaram toll mi ngi dépendre nag léegi ci degré bi feebaram toll ci la ñuy décider ne dañ koy suivre en ambulatoire c'est-à-dire day toog këram di jël foofu ay garabam di ñëw ay rendez-vous wala ndax dañ koy hospitaliser su ñu gisee ne feebar bi dafa jéggi dayo intensité bi dafa kawe ak wala ak yeneen parce que am na ay éléments yi nga xam ne moo ñuy permettre ñu apprécier éléments yooyu ci la ñu sukkandiku bu ñu sukkandikoo dinañ xam ne kii doon ku ñu war a téye la bu dee ku ñu war a téye boobaa aussi tamit ñu wutal ko place ci biir hôpital bi ma fàttali leen ne place moom jafe na fi waaye toujours dinañ trouver un moyen bu dee place amul tamit dinañ def benn traitement d'attente en attendant ñu wutal ko place mën koo hospitaliser bu ñu ko hospitaliser nag am na équipe bi nga xam ne moo koy toppatoo équipe bi nag ñu bëri ñoo ciy intervenir médecin bi dina intervenir mooy psychiatre bi infirmier yi dinañ intervenir assistance sociale bi dina intervenir ak nu ñuy wax donc les arts thérapeutes ergothérapeutes yi am nañ fi ay ergothérapeutes c'est-à-dire ay yeneen activités lu nga xam ne dañ koy développer fii ci biir centre bi yi nga xam ne bokk na ci moyen de traitement yi xam naa bu ñu tollee ci moyen de traitement yi ci yan moyen la ñuy utiliser pour faj leen dinañ waxtaan ci loolu waaw. docteur balaa ñuy dem sa ci moyen de traitement yi bëggoon naa nga wax ñu amaana ñoom fu ñu ñëwee ñu leen di dalal bëri na ak ñu leen di jàppale pour ñu mën a def seen faj bëri na mais bëggoon naa xam yéen moyen ngeen di def wala noo leen di fexee ba convaincre famille bi ne kii dafa war a faju. boo seetloo li ci ëpp ñenn ñi balaa ñuy ñëw am nañ yaqiin ne mën nañ leen dimbale fii ñooñu soxlawut ñuy def effort bu bari pour convaincre leen ne leen mën nañu faj seen mbokk bi li des rek mooy dalal seen xel ñenn ñi mën nañu bañ a am conviction bi waaye fekk na ñu nekk ci ay jafe-jafe ba xamatuñ fu ñu war a dem parce que dem nañ fu bari lañ bëgg amaguñu ko ñu tegtal leen fii mën nañ fi ñëw fekk amaguñ conviction ne mën nañ leen dimbale fii bu ko defee ñooñu tamit dañ leen di jël waxtaan ak ñoom parce que boo seetloo tey prise en charge bi c'est-à-dire que toppatoo bi faj bi ñun bu ñuy jël en charge benn nit du nit ki kese la ñuy faj dinañ toppatoo nit ki dinañ jël en charge nit ki mais dinañ jël en charge sa famille parce que dañ jàpp ne famille bu nekk bu dee am na kenn ko ca feebar rek famille bi yëpp a am problème parce que tey nit ki nga xam ne am nga sa doom bu feebar wala sa bàjjen bu feebar wala sa maam bu feebar am feebaru xel automatiquement mi ngi la commencé def un cas de conscience ci wàllu xalaat ci wàllu nekkin ba boo deful ndànk sax yow mën na laa yóbbu ci feebaru xel donc ñun dañ leen war a taxaw donc am na un travail bu ñuy def ce qu'on appelle un travail de psychoéducation de la famille liggéey la bu nga xam ne assistance sociale bi da ciy intervenir infirmier dañ ciy intervenir médecin dañ ciy intervenir pour accompagner la famille du malade comme ni nga xamee ne noonu la ñuy jëlee en charge le malade en tant que tel. li nga wax ni gis naa ni que métti na lool seen liggéey yombul daal population bi ñii dañ leen war a jàppale franchement liggéey psychiatre daal doon na liggéey boo xamante ne métti na torop mais nag bëggoon naa xam après consultation bi yéen suivi bi nu mu fay demee bëggoon naa nga expliquer ko mbokku téléspectateurs yu ñuy seetaan. alors suivi bi mi ngi tàmbali ci premier jour bi nga xam ne gis nañ nit ki bu ñëwee. comme ni ma la wax jaar na ci accueil bi yóbbu nañ ko ci docteur bi am na entretien yi nga xam ne daf koy def ak ñoom ay waxtaan yi nga xam ne daf koy def ak malade bi ak ay mbokkam donc am na entretien bi nga xam ne mook malade bi ñoo koy def am na entretien yi nga xam ne mook mbokki malade bi ñoo koy def ñi nga xam ne ñoo ànd ak malade bi ñëw dina ko permettre mu am ay information yu leer lu jëm ci wàllu malade bi waaye li jëm aussi ci wàllu feebar bi ak li jëm ci wàllu nekkinu kër gi ci kër gi loolu moo koy dimbale mu mën a am diagnostic mu mën a wax ne feebar bi nangam la lii mooy problème bi bu ñu xamee problème bi am na ay moyens yu ñu koy faje comme ni ma la waxee woon ci njëlbeen bi dañuy natt feebar bi xam fu mu toll bu ñu gisee ne dafa jéggi dayoo dañuy jàpp ne kii dañ ko war a hospitaliser
dañ ko war a téye bi ci hôpital bi toppatoo ko ba baa muy tane ba baa xelam di dellu si boppam mu doog a dellu bu ñu gisee ne feebar bi ak guut foofu mën nañu ko faj muy dem kër ga. alors paj mi du joxe garab kese am na ay lu ñuy wax donc des moyens de traitement yi tey mën naa ci citer ñett am na yeneen bi ci njëkk moom la ñuy wax chimiothérapie bi mooy faj nit ki sukkandiku ci garab yi ñu koy jox ay médicaments yi ñu koy jox moom lañ koy jox mu di ko jël wax ka naka la koy jëlee yan waxtu la ko war a jëlee su ko jëlee lan la mën a def ci moom ci effet bénéfique lan la mën a def ci moom ci effet indésirable wax aussi tamit effet yooyu bu ñëwee naka lañ koy taxawoo loolu waxtaan la bu nga xam ne dañ koy def ak malade bi dañ koy def aussi ak famille bi parce que famille bi mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci faj bi parce que bu fekkee ne famille bi jàppu ci le plus souvent faj bi du réussir bu ñu defee loolu jox nit ki rendez-vous mu dellu këram bu delloo toog di jël ay garabam mi maye day am toujours lu ñuy wax un répondant day am numéro téléphone bi nga xam ne dañ koy jox malade bi jox ko famille bi pour que waxtu wu ñu nekkee tollee ci jaaxle ñu mën a woote suñu wootee wax lii leen jaaxal ñu mën leen gindi wax leen lan la ñu war a def su laajee malade bi dellusiwaat fekk rendez-vous am jotut boobaa tamit ñun dinañ leen ko wax au téléphone. d'accord alors ñi jëm nag ci wàllu hospitalisation ñoom dañ fiy nekk dinaa dellusiwaat ci hospitalisation deuxième moyen bi mooy li ñuy wax psychothérapie boobu du ñu joxe garab waaye ay waxtaan la ya ñuy def ak malade bi ya ñuy def ak famille malade bi ñi koy def mooy ñi nga xam ne am nañ formation bi médecins yi ak infirmiers yi fi nekk ci loolu am na pàcc bu nga xam ne dañ ko jagleel li ñuy wax art thérapie ergothérapie dafa am ay ateliers yu nga xam ne dañ ko def ci biir fii yenn yi ay groupe de parole la ay place la yu nga xam ne malade yi ak seen accompagnant yi dañuy toog ñuy waxtaan ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàll woowu am na atelier bi nga xam ne benn atelier d'art la benn artiste peintre moo ko dirigé malade yi dañuy ñëw nekk foofu di liggéey ci wàll woowu di def ay dessin di def ay peinture di def ay création parce que dañ jàpp ne nit ki mën na exprimer wu par le verbe li nga souffrance bu muy dund comme mën na ko exprimer à travers l'art am na ñu nga xam ne wax yombu leen di nga dund lu bari mais mënuñu ko génne te nag tant que génne wuñu ko du baax ñuy trouver beneen moyen pour mën leen aider ñu mën a génnee li nga xam ne moom la ñuy dund ci souffrance à travers l'art am na li ñuy wax des ateliers d'ergothérapie yu ñuy def c'est des ateliers de jeu c'est des jeux de l'esprit yu nga xam ne malade yi bu ñu ci dikkee ay am ay jeux yu bari c'est des jeux de Scrabble des jeux de dames des jeux de Lido des jeux de cartes et cetera malade yëpp dañuy ñëw ñu bokk ñu di jouer mu am un spécialiste d'ergothérapie bi nga xam ne dina fi nekk di surveiller le comportement de chaque personne di ko aider dans sa réflexion donc loolu mooy deuxième moyen de thérapie mooy ce qu'on appelle la psychothérapie. Troisième moyen de thérapie bi ce qu'on appelle la réhabilitation sociale naka lañ mën a def parce que feebaru xel dafa nekk feebar bu nga xam ne bu dalee nit ki daf koy désinsérer sur le plan familial sur le plan social ak sur le plan professionnel ndax bët bi nit ñi jox feebaru xel mooy tax nit ñi commencé di leen stigmatiser benn wolof yi am na lu ñuy faral di wax naan dof du wér dafay tane du dëgg man sax damay poser wu question di laaj ndax dof am na wala amut bu dee dof mooy ki nga xam ne de temps en temps mu def naka sudul noonu wax naka sudul noonu ban mën nañ jàpp ne ñun yëpp ay dof lañ parce que bés bu jot ñu xalaat naka sudul noonu ñu wax naka sudul noonu ñu def naka sudul noonu feebar moo am feebaru xel mën naa dal ku nekk waaye lu ñu mën a saafara la ci biir feebar yi dafa am feebar yi nga xam ne dañu gàtt yoon ce qu'on appelle des maladies aiguës moo am feebar yi nga xam ne dañu gudd yoon ce qu'on appelle donc les maladies chroniques alors les maladies aiguës mooy comme palu comme grippe am na ci feebaru xel yi aussi feebar yi nga xam ne dafa gàtt yoon dañ koy traiter rapidement da ngay joxe traitement nit ki mu di ko jël balaa ñuy wax benn semaine ñaari semaine mu dellu si sa xelam nga suivre ko 6 mois 1 an mu amatul benn problème ñu arrêté traitement yi mu delluwaat ci ay yëngatoom jeex na feebar bi jeex na mësoon na ko dal waaye jeex na
kooku nag bu ñu jàppee ne kooku wérut war nañ mën a jàpp ki am pali daaw ñu faj ko mu wér war nañ mën a jàpp ne kooku tim wérut bu defaatee pali ren mën nañoo jàpp ne bon pali daaw bi wérutoon bu ñu ko nangulee borom pali bi daaw defoon na pali ñu faj ko ren mu defaat pali ñu nangu ne pali daaw bi wér na dafa defaat beneen pali bon nag ki defoon feebar bu gàtt boobu daaw wala mu defoon ko yaay 5 ans mu defaat ko ren mën nañ jàpp ne bu 5 ans bi wéroon na waaye dafa defaat beneen aussi bu ñu war a faj la. ñi nga xam ne nag dañu am feebar bu gudd yoon comme tension comme diabète ci biir feebaru xel yi aussi am na feebar yu gudd yoon exemple schizophrénie wala trouble bipolaire ñooñu dañ leen di faj ba ñu stable ba ñu seen xel dellu si ñu delluwaat ci seen i yëngatu ci seen famille ci société bi ak ci seen liggéey mais nit ñooñu dañuy soxla suivi dañuy soxla di nekk ak médecin bi di jël seen i traitement bu ñu amee rendez-vous ñëw ci docteur bi alors bu ñu jàppee ne kii am tension ñu traité ko ba mu tane muy dem di liggéey di toppatoo këram bu ñu jàppee ne kooku wér na donte mi ngi continuer di jël garabu tension am chaque matin bu xëyee balaa muy liggéey dina ko naan kooku bu ñu ko nangulee wér war nañu nangul ki nga xam ne aussi tim amoon na feebaru xel mu dem ba mu tane delluwaat ci ay yëngatam di liggéey chaque ngoon bu wàccee wala chaque suba buy xëyee balaa muy dem mu naan ay peram bu ñu ko nangulee kële wér war nañu nangul kii wér donc quelque part je me dis que la société est injuste nous sommes injustes ñun yëpp parce que li ñuy nangul ki am feebaru yaram duñu ko nangul ki am feebaru xel et pourtant c'est les mêmes procédures tey xam naa fi ay nit ñu bari ñu nga xam ne ay kilifa lañ am nañu feebar bi ñi ngi liggéey suñ la waxoon ne dañu feebar mënoo ko xam ci yow xanaa nga daje fii ci hôpital bi te même bu ngeen daje ci hôpital bi sax mënoo xam ne boppam la fi indi gis naa fi ay kilifa dañuy ñëw gaare seen oto dugg jël seen rendez-vous dem seen yoon ña ngay liggéey ñi ngi yor ay responsabilité ñii taxaw di wax naan diw dafa nangam sax ñi ngi seen ginnaaw donc du foofu li ci des mooy il faut que la population commence à changer de vision gis bi population bi am loolu la ñu war a fexe mu changer parce que bu changer dina encourager ñu am feebar yi ak ñi nga xam ne ñoo am ay mbokk yu am feebar yi ñu sawar a ñëw ci hôpital bi pour que ñu mën leen toppatoo ñu mën a dellu seen sago delluwaat ci biir société parce que société bi soxla na leen amul benn nit bu ñu war a sànni quel que soit feebar bu mu mënti am dañ ko war a toppatoo donc suivi bi noonu lay demee alors ñi nekk hospitalisation aussi duñ fi nekk ñoom kenn dañ fi nekk ak seen mbokk parce que dafa am lu nga xam ne dañu koy moytu dañuy moytu pour hôpital bi nekk ce qu'on appelle un dépotoir de malade mental wala mu nekk benn genre poubelle parce que am na ñu nga xam ne dañoo tëxit xaw ma dañoo dof ba tel point que ñoom bu ñu amee mbokk bu am problème rek dañuy bëgg ñëw sànni ko hôpital dem seen kër toog alors du noonu am nañ ci rôle bu ñu war a jouer donc bépp malade bu hospitalisé rek day am mbokkam bu nekk ak moom boobaa muy tane dinañu permettre ñun aussi tamit ñu mën a jot ci famille bi mën a liggéey ak famille bi mën leen préparer mooy tax bu nit ki génnee mën a delluwaat ci biir famille bi sans problème parce que tey su fekkee sa mbokk dafa feebar nga nekk ci biir hôpital bi di constater niñ koy toppatoo di constater naka lay delloowaat ci sagom après accepté waat ko ci biir famille bi dafay gën a yomb te même bu ñu hospitalisé dañuy encourager sax seen collègue de travail yi ñu ñëw di leen seet pour que ñoom tamit ñu mën a assister waale donc la sortie de la maladie ñu mën a gisaale nit ki muy génn ci feebaram nga xam ne bu delluwaatee ci béréb bu muy doon liggéey aussi tamit donc dañuy mën a réintégrer wu facilement donc suivi bi noonu lay demee d'accord amul benn feebar nag su moyen feebar yu gudd yoon yi bu nga xam ne nit ki day continuer jël garabam ba muy faatu am na ci ay feebar yu bari yi nga xam ne nit ki bu jëlee garab ba benn jamono dañu koy arrêté. docteur sànq ci say kàddu yaa ngi doon ne am ngeen ay jafe-jafe fii ci biir hôpital bi mais bëggoon naa xam daar bi nii lan mooy problème yoo xamante ni moo leen di permettre ba doo leen mën a def seen liggéey. jafe-jafe am na waaye liggéey bi moom ñu ngi koy def donc jafe-jafe bi yëpp peut-être dañuy wax ay problème d'insuffisance dañ soxla par exemple sànq maa ngi doon wax na ne soxla nañ personnel bu doy. parce que tey boo nattee man kenn nekk fi comme psychiatre donte liggéey baa ngi dox mais xalaatal ne liggéey bi yëpp woon day reposer wu ci benn nit boobu charge du travail bi dafay bari tey bu ñu nekkoon ñaar wala ñett di nga doon gis liggéey bi dina doon gën a gaaw dina doon gën a jàppandal maladie ñoom xam nañ ci dara bu ñu ñëwee fii consultation des fois nga yendu fi pour que ñu mën la gis fekk yow yaa nga jógee fu sori imaginer ku jógee Kolda yegg si ñu si bëri dañuy fanaan si
te ñi si bëri ñuy fanaan si amuñu fi mbokk buñ dikkee ci véranda yi la ñuy fanaan pour que bu ëllëgee ñu mën a teel leen gis ñu mën a teel a ñibbi donc personnel boobu soxla nañ ko am na si catégorie personnel bi nga xam ne amuñu ko te soxla woon nañ ko fi am tey boo jëlee prise en charge xale yi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci seen wàllu xel waroon na fi am spécialiste bi nga xam ne dina toppatoo loolu lu ñuy wax un pédopsychiatre malheureusement amuñu pédopsychiatre donc ñun ñoo leen toppatoo bu ñu jëlee ñi nga xam ne dañu am lu ñuy wax addiction c'est-à-dire problème ak yenn substances yi ak wala yeneen type d'addiction yi nga xam ne bokkut ak sax si ak substance yi comportementale ñooñu aussi suñu amoon tey spécialiste bi ñuy wax un addictologue dina leen mën a gérer malheureusement loolu aussi amu fi donc si wàllu personnel xaw na manqué ci wàllu infrastructure on a un problème wax naa leen léegi yoon bi nga xam ne mooy indi nit ñi si hôpital bi yoon bi baaxut bu ñu àggee ci jamonoy nawet nag ça devient plus difficile parce que oto yu ndaw yu bëri dootuñu mën a dugg ci centre bi oto yu mag rek ñoo fi mën a dugg gis ngeen yoon bi nu mu daggee carrément bëri na ci sax ay transporteurs yi nga xam ne ils sont tellement véreux dañuy wàccee malade yi ca taliba te gis nga fii ak taliba nu mu mel nga yore malade bu nga xam ne dafa agité nga wàccee ko ci tali bi mook yaayam wala mook papaam bi ànd ak moom muy jàpp ci tubéy ji ñuy xëccoo ñoom ñaar di xëccoo di bëre ba baa ñu yegg si sa kii bi ça fait excessivement mal te tey loolu autorité yi waroon nañu mën a jàppale defar tronçon boobu ak yeneen wax naa la ci biir place yi doyut capacité bi dafa tuuti par rapport ak population bi nga xam ne moom la ñuy jël en charge la population bi ñuy jël en charge c'est la population de la Casamance et au-delà même de la population de la Casamance c'est la population donc des pays limitrophes Casamance rek lu mu néew def na plus de 2 millions d'habitants ñooñu yëpp di ñëw ci centre bi nga xam ne nombre de places yi dafa limité wu nombre de personnel bi dafa limité wu pour jël leen en charge donc c'est tout un tas de problèmes sur le plan budgétaire aussi donc moyens yi nga xam ne moom lañ doon xaar amuñu ko donc on est obligé de s'appuyer sur la participation de la population pour faire fonctionner donc le centre tey boo jëlee ñiy liggéey fii ci hôpital bi ñeenti nit la fi état bi jël en charge ce qu'on appelle le personnel étatique état bi moo yor seen salaire moo yor seeni avantages ak yooyu mais ñeenti nit ñooñu mënuñu doxal centre bi donc on était obligé de recruter un personnel ce qu'on appelle un personnel communautaire c'est un personnel qui a signé un contrat avec la structure aujourd'hui il y a 22 personnes qui travaillent dans cette structure donc boo ci génnee ñeent yi donc 18 yëpp c'est un personnel communautaire centre bi mooy leen di fay seeni salaire moo leen di fay seeni motivation c'est une charge encore de plus et cetera donc problème yi bëri nañ amuñu waañ et ça c'est un problème crucial malades yi fii hospitalisé yëpp seeni mbokk ñooy moo leen di yàkkal di leen indil ñenn ñi fi dëkkut dañuy dem di jënd añ ci restaurant yi di indi wala nga seet benn famille joxe fa dara ñuy togg di la yàkkal alors mës nañ ko jooytu ci kanamu ANRAC ba waa ANRAC accordé woon projet bi ba commencé construction yi malheureusement c'est déplorable commencé nañ ko kenn xamul ñaata at mënul fexe ba jeex at bu nekk ma relancer leen waxtu boo leen relancer ñu dellusiwaat bu ñu dellusiwaatee benn semaine lañ fiy def ñaari semaine ñu demaat donc c'est un projet qui a commencé depuis presque plus de 3 ou 4 ans mënul fexe ba pare tabax waañ kese mu jël tout ce temps donc ça veut dire qu'il y a pas cette motivation d'aider et donc le centre mais on n'aide pas le centre on n'aide pas docteur Koundoul du man la ñuy dimbale du centre bi la ñuy dimbale population bi la ñuy dimbale docteur Koundoul bu fi toogoon tey liggéeyut sax deful dara bu weer wi dee salaire am dina ñëw mais on le fait parce que li ñuy def dañ ko bëgg dañu bëgg a dimbale population bi donc autorités yi fi dëkk ñi nga xam ne waa Casamance lañ aussi tamit war nañ ko def mu nekk seen moomeelu bopp waruñ ci xaar kenn ku nekk war nga ko def mu nekk sa moomeelu bopp parce que ce centre là c'est un joyau pour la Casamance te kenn ku nekk war na góorgóorlu pour que centre bi rayonne pour que centre bi am li mu war a am lépp parce que nous sommes dans une région qui est meurtrie ce centre là région bi soxla population bi soxla na centre bi parce que nous sommes dans une région meurtrie c'est une région bi nga xam ne elle a traversé plusieurs catastrophes et chaque catastrophe a impacté sur la santé mentale de la population amul benn naufrage bateau Joola bi nga yaakaar ne bàyyiwul ay jeexital ci nit ñi mais bàyyi na ci ay jeexital am na ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñoo ci gën a seddale mais ñi nga xam ne ñi ngi dund fekk ne am nañ seen ay mbokk yi nga xam ne
loolu nañ ci kii ba léegi ñu ngi continuer di am ay jafe-jafe. La guerre qui est en Casamance, vous pensez que ça n'a pas d'impact sur la santé mentale des gens? Si, am na impact sur la santé mentale des gens. ñi nga xam ne loru nañ ci wàllu mine et cetera ñi nga xam ne des fois da ngay voyage ñu agressé la quelque part dafay bàyyi ay jeexital ak yeneen jeexital yooyu nag mooy wane ne population Casamance soxla nañu centre bu mel nii donc autorités yi war nañu ko jël def ko seeni moomeel jàpp ci pour que mu dox donc ça c'est un appel que je lance donc aux autorités de cette région. Docteur, bëggoon naa xam tamit ban message ngay lancé nga wax ban message ngay lancé concernant benn conseil booy jox population bi surtout les patients en général. Alors su fekkee am na message bi ñuy lancé mooy ñu fexe pour nit ñi xam ne benn feebaru xel jombut kenn mën naa daal ku nekk ñaar feebaru xel lu ñu mën a faj la ñett am na ci ay feebaru xel yi nga xam ne day wér bu nit ñi comprendre loolu dina dimbale ñi nga xam ne am nañ feebar yëpp donc boobaa dina tax population bi dootuñu jël seen mbokk yi nga xam ne am nañu feebar di leen denc ci ginnaaw néeg yi di leen yeew foofu wala di leen tëj ci biir néeg yi bañ nit ñi gis leen wala ñu leen di boyal bàyyi leen ñu génn ci mbedd yi di taxawaalu di yore melokaan yi nga xam ne yu kenn xamul donc on ne doit pas être dans le désespoir espoir am na espoir bi am na mooy lan mooy il y a une structure bu nga xam ne ci loolu lay yëngatu mi ngi ci région bi deuxièmement il y a des spécialistes ñi nga xam ne mën nañu seen feebar mën nañ seen faj xam nañ ko ñi ngi ci région bi li des mooy génne malade yi indi leen ci place yi ñu toppatoo leen ba pare ñoom ñu continuer di leen accompagner ba kenn ku nekk bu ñu àggee fi nga xam ne foofu lañ soxla mooy ci wér gi mu delluwaat ci ay yëngatoom loolu mooy conseil yi nga xam ne mu leen jox deuxièmement ça ne coûte pas cher de prendre en charge ces malades c'est vrai que quand même pour certaines pathologies yi nga xam ne dafa gudd yoon dina jël temps mais li ci jafe yépp mooy tàmbali bi faj bi njëlbeen bi dina jafe mais njëlbeen bi bu ci famille bi jàppee rek ba nit ki stable man gis naa fi tey ay malades yu bari yu nga xam ne ñooy toppatoo seen bopp léegi soxlaatuñ kenn di leen indi bu ñu amee rendez-vous dañuy ñëw jël seen rendez-vous bu seen rendez-vous jeexee ñu delluwaat ci seen i yëngatu ba tey fu mu toll nii centre bi toll na tey ci wàllu audience fu mu toll fu nga xam ne am na ay malades yi nga xam ne dëkkuñu biir Ziguinchor dëkkuñu sax Casamance te fii lañ tànn ñëw di fajoo si malades yu jógee Dakar malades yu jógee Kaolack ak feneen di ñëw di faju si fii donc il faut vraiment que population bi xam loolu d'accord. Docteur ñu ngi nii ci jeexantal émission bi mbokk téléspectateurs yi ma bàyyi docteur rek mu joxe kàddu tàggatoo. ñi ngi leen di sant di leen gërëm encore beneen yoon di kontaan lool ci daje bi nga xam ne daje ngeen ko ak ñun pour ñu waxtaan ci benn thème bu nga xam ne thème bu ñu soxal la thème bu aussi bu am importance la parce que bu ñu waxee la santé de la population ça ne résume pas à la santé physique donc santé physique ci la bokk santé mentale population ci la bokk la population a besoin d'avoir une bonne hygiène mentale une bonne santé mentale parce que bu ñu amee santé mentale boobu moo leen di permettre ñu mën a yëngatu moo leen di permettre ñu mën a liggéey ñu mën a participer au développement donc de la nation alors nit ñooñu ñëpp nag il faut que vraiment ñu taxawu leen te li ñu leen mën a taxawoo mooy ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ak population bi kenn ku nekk ak autorités yi kenn ku nekk jouer rôle bu ñu ko joué dinañu am yaakaar ne li ñu bëgg dinañ ko am incha allah. waaw ñu ngi remercier encore une fois de plus Zik TV bi nga xam ne moo ñu invité moo ñu jox occasion bi pour ñu mën a waxtaan ak population bi parce que dina soxla de temps en temps aussi ñu mën a jàkkaarloog population bi wax leen li nga xam ne looloo leen di jariñ wan leen fi nga xam ne njariñ am na fa ak naka lañ mën a def pour mën ci jot dégg nga. Docteur fu mu jeexalee rek fa lay tàmbalee fa santé mentale de la population la ñu waxtaanee tey feebar la comme feebar yi yëpp mbokku téléspectateurs yi ñii ñoo leen war a jàppale ñoo leen war a dimbali hôpital Kédiane nag ñu ngi woo bépp autorité mu ñëw dugal si loxoom ñëw jàppale leen ndax soxla nañ ko ndax ñii dañoo bokk si ñun. donc mbokku téléspectateurs yi émission bi jeex na di nuy Kéchi nuy Cheikh nuy Rabiatou di nuy képp koo xamante ni mi ngi liggéey sur la Zik TV ok à bientôt.